Griff naka mu siyaar nañu la média bi yëpp a ngi lay siyaar. ñu fekk ne fii ci Yoff. si sa jigéen yaa nga def sa balance. waaw doy na waaw gis nga de ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sant Serigne Touba Mbacke Khadimou Moustapha ñu ngi sant tamit waa communauté Layène bi yëpp. Yaawa man ak moom dañoo yàgg à travers Snap bi ñu nekk di liggéey ci la ñu xamante ma ñëwoon tey nag ci appel bi ñëw ziar ko te aussi ñëw fi aussi en tant que influenceur ndax say followers yi nekk ci àdduna bi yëpp dañuy bëgg suivre surtout Layène yi ceux qui sont à l'extérieur dañuy bëgg a xam Layène appel bi nan la doxalee nan lañ ko doxalee ak nan la amee quoi. sa diggante ak Yaawa lan la exactement. waaw Yaawa nag dañoo yàgg trop man je crois bien que ne on s'est connu il y a 8 ans xam loolu yàgg na Snap la ñu xamante fan yooyu temps yooyu am na benn influenceur bu fi nekkoon bu tudd Milina à travers Milina ñu ñoo doon ànd tout le temps ci la ñu xamante après nag ci benn appel bu ñu ñëwoon fi Yoff ci la ñu xamante ak Yaawa waaw fa la ñu xamante nag depuis boobu ba léegi mu rafet et aussi mu nekk jigéen boo xam ne comme man sur les réseaux sociaux damay influencer ñu bari pour comme par exemple ñuy woor lundi ak jeudi Yaawa ci groupe bi la bokk ñoo xam ne dañuy woor lundi ak jeudi et aussi 5 prières yëpp ñu respecté ko Yaawa tamit ci loolu la bokk quoi looloo gën a tax suñu xaritoo gën a dëggu gën a suudee wu quoi. temps yi am na benn coow bu juddu ci diggante influenceurs yi ay influenceurs ngeen wala ay comédiens gars yi ne Sénégal ay comédiens moo fi nekk ay influenceurs amu fi yow en tant que yow miy revendiquer influenceur parce que wax nga ne da nga leen di influencer du côté diine kon influence du côté matériel kese yow lan ngay doon fi ñu ne yéen ay comédiens ngeen du ngeen ay influenceurs. waaw démb je crois bien bi affaire bi amee man je l'ai su tardivement mais Doudou mi nga xam ne waa ji bi muy tudd na ko waxtaan nañ ci lu yàgg man am na benn live Instagram mu defoon sax mi waxtaan ci lu jëm ci influenceurs yi xam nga influenceur dafa nekk benn métier bu doy waar boo xam ne Sénégal xamuñu ko ñoo ngi koy wax nag ku ci nekk mën nga ne man influenceur laa ndax léegi sooy xool sax ñi ñuy xëcc di leen tuddee influenceur mooy ñi am nombre de vues sur les réseaux sociaux mais influenceur c'est quelqu'un boo xam ne ni dina mën a influencer nit ñi ba lenn lu mu leen di xëcc ñoom ñëpp ñu ñëw ci par exemple su ma yoree benn affaire pour yow nga yor sa produit man ma yore sama Snap mun naa influencer nit ñi bañ ñëw soxla sa produit comme man par exemple damay influencer ñu bari en ce moment on est 491 ñoo xam ne man maa leen influencer ñuy woor du lundi au jeudi dañuy woor lundi ak jeudi di julli 5 waxtu yëpp kon je suis influenceur man maa leen mën a influencer ba ñuy woor lundi ak jeudi sànq rek bi may dugg am na xale bu ma téye ne ma Griff depuis 6 mois maa ngi woor lundi ak jeudi te léegi maa ngi commencé julli waxtu yëpp je suis influenceur ou pas maa ngi influencer ay nit yow soo yoroon léegi si ngom Hollywood nga jox ma ko dina am ñoo xam ne dama leen di influencer ba ñu bëgg si ngom c'est ça influenceur da ngay bëgg benn affaire wane ko nit ñi bëgg ko yaa ngi leen ci influencer pour ñu ñëw ci mais nag Sénégal ñoo xamul signification influenceur loolu moo tax ku nekk su ne je suis influenceur am ñoo xam dañ naan non non il n'est pas influenceur alors que man Griff Diouf je représente tous les influenceurs je peux dire il suffit que ngay influencer nit ki pour muy dugg ci benn affaire rek wala ngay influencer nit ki pour muy bëgg benn affaire rek tu es influenceur donc nag su nit toogee ne diw moom du influenceur moom daa waroon nag war a tax lu tax mu ne moom du influenceur mun na nekk tamit comédie lañ ko xamee mu dem ba ci biir nekk influenceur ndax tu peux être comédien dans ton coin di def li ngay def mais nga dem ba ci biir di influencer nit ñi ñuy dugg ci loo xam ne ni bëgguñu ko woon wala xamuñu ko woon waaye nga leen di influencer ba ñu dugg ko donc tu es influenceur. man moom je suis jamais comédien mais pour xëcc ay nit il faut ñu am ci lenn lu ñu la étiqueté maanaam par exemple Doudou laay wax Doudou ci nit ñi lañ ko xamee woon vidéo drôle dem na ba ci biir mu ngi nekkaat ci leneen mu ngi nekkaat ci leneen mu ngi nekkaat ci leneen y en a qui sont des comédiens y en a qui sont des influenceurs léegi nag qui est influenceur waaw léegi nag loolu leen yéen a koy dem lijjanti ñen ñooy influenceurs yi ak ñu nekkul influenceurs yi fan yi ñu romb gis nañu koo xam ne gis nañu ñoo xam ne ñu ngi leen di couronné wala sax ñu leen di décorer di leen tuddee ay influenceurs léegi la moo tax ñooñu def loolu non bari na du ma fi nekk di lim mais nag Sénégal li ma la mën a wax sérieusement képp ku am vue ñu ne la influenceur
ku amul vue ñu ne la doo influenceur ci nombre de vues la ñuy qualifier nit influenceur wala am nañu am 11 vues nekk influenceur ndax ñu ngi influencer 8 ci 11 yooyu ñu ngi ci influencer 8 yow mi mun nga nekk influenceur sa micro bi nga ma téye jox na ko am na benn xale boo xam ne mu ngi lay xool suba am na envie téye micro comme yow yaa ko influencer ba mu ñëw bëgg micro kii di filmer la même chose man mii di wax dina am ñenn ñoom su ñu xoolee dañuy am envie ñoom tamit nekk ci réseaux sociaux yi pour nekk après Griff Diouf wante ga li ma la mën a wax daal je suis sur Snap te macha allah yàlla dogal na ko je suis deuxième personne bi ñu gën a suivre sur Snap waaye man li ma ci ëppal solo dëgg-dëgg ñaar yi la waaw man moom samay vues dafa mel ni gars yi ñu koy commencé miin léegi avant dama ko doon nëbb mais léegi moom nëbbatuma ko 24 heures minimum j'ai 112 000 vues minimum maximum nag 112 000 su Wally tëggee nag dinañ dem ba 160 000. voilà sànq yaa ngi wax Wally Seck yow sa diggante ak Wally Seck lan la. waaw li may laaj nii da nga mel ni laajoon nga ma ko te sax bi soo ma gisee rek nga laaj ma ko waaw Wally moom c'est quelqu'un boo xam ne soxlaatul Sénégal ñuy laaj sama diggante ak Wally lan la ndax ginnaaw yàlla grâce à son papa Thione moo tax genre ñu gën a sax bëgg Wally ndax Papa Thione la avant après ñu dem ci Wally mais Wally moom c'est un frère pour moi Snap bi rek ñuy tudd rek Wally man moom ma njëkk a jox 500 000 ne ma Griff te li ma wax ni y'a 5 ans ci ginnaaw demal jënd téléphone ñëw liggéey ndax man sama visibilité bi ma commencé am Snap y'a 6 ans waaw temps yooyu kenn utilisé ko woon y avait ay Milina rek a fi nekkoon Milina donc te Milina man ak moom ñoo fi nekkoon di def nii mais jusque ne man je le faisais dans mon coin mais daal pour wax la ne sama diggante ak Wally moom c'est mon frère c'est quelqu'un que je respecte c'est quelqu'un avec qui je travaille commencé nañu liggéey te en ce moment ñun dinañ def le tout pour image am gën a rafet te mu gën a dem. voilà Wally Seck lépp mu am fee stade Me Abdoulaye Wade mais bon ñii ne dañ ko humilier quoi noo gisee loolu. waaw man nag xam nga am na ñu bëri ñu ciy wax man j'étais là-bas ndax imagine-toi Faramareen yëpp bi ñuy dem foofu après midi bi man maa fa njëkk a dem ndax man Radisson ba laa nekkoon dem naa fa depuis 11h ci suba donc amul lu xew ci biti te yëguma ko ak lu xew ci biir te yëguma ko ndax ci biir stade moom dugg naa fa je crois ay côté 16h donc daal li ma ci mën a wax lenn la ndax moom sax bi affaire bi xewee newoon na bu ci kenn wax waaye man li ma ci mën a wax lu ndaw la rek Wally ñëw na ci stade bi ñun xaar nañ ko ndax man Wally moom ma yóbbu ci stade bi moom sérieusement ndax bëggoon naa teel a dem pour suñu rek ñu accueillir ko ndax moom ci image am la ñuy liggéey dem nañu xaar nañ ko 19h stade bi commencé na lëndëm toog nañu dégg nañu son Wally bi ñu ko déggee ñun j'étais avec Doudou ay ñoom xësaak ñooñu ñu daw ñëw ba yegg bi ñu yegg xaaroon nañu Wally yéeg waaye gis nañu Wally taxaw fa ci kaw lu yàgg teguñu son teguñu dara foofu lëndëm nit ñi nekkoon stade sax xamuñ ne Wally ki yéeg na ci kaw bi mu yéegee nag après ñun ñu wàcc bi Wally wàccee ñu ànd ak moom encore accompagner ko ba mu génn mais man li ma ci xaw a métti rek mooy yow nee nga am nga problème mu technique gis nga diggante bi Wally di wàcc ak bi Wally di dugg ci biir fi mu nekkoon man moom sérieusement si c'était moi dinaa play benn son Wally gis nga fii ak technicien bu mu mënti nekk ci àdduna c'est facile nga dugg sa YouTube nga tapé Wally mu génne la son même bu dee da nga koy amplifier su loolu mënul nekk son Wally bi nga yor nga teg ko gis nga diggante Wally bi muy wàcc ba bi muy dox di yegg soo fa tegoon son Wally mën na fa a cappella stade bi sax xam ne Wally am na son buñ ko tegal micro am fu mu dem day ànd ak moom mu utiliser ko a cappella ànd ak nit ñi dem tëgg son show dem ñibbi mais moo gënoon fuuf ni Wally wàccee dem ñibbi léegi nag li tax Wally géé nag wala géewul nag moom ku ci nekk nga ciy wax waaye man daal li ma ci xam rek mooy. mais ñu bëri famille Youssou Ndour loolu lañ koy jiñ quoi Youssou Ndour ñoom ñoo ko Ndour lañ koy jiñ soo xoolee Cheikh Dieng sax dafa attaqué directement non Youssou Dieng sax dafa attaqué directement Youssou Ndour. waaw léegi nag xam nga loolu la moo ci doy waar su nekkoon frère Ismaïla Lo moo nekk ci technique bi frère Ismaïla Lo lañ koy jiñ ak waa kër Ismaïla Lo mais frère Youssou Ndour a fa nekk. donc il faut ñu jiñ ko frère Youssou Ndour ak waa kër Youssou Ndour waaye daal li ma la ci mën a wax daal rek mooy diggante Wally ak Youssou Ndour diggante papa la ak doom te bi Papa Thione génnee àdduna
Youssou Ndour gis naa mu taxaw Wally benn taxaw boo xam ne ni man gëm naa ne luñ ñaaw dootul amati seen diggante li am nii nag am na nañu ñaan yàlla bu mu amati waaye daal leen naa ci wax leen mooy Wally incha allahu rabbi fi ko nit ñi di xaar dina fa romb lu bari. Je t'assure que Wally c'est pas un artiste c'est une star te loolu Sénégal duñ ko xam léegi après lañ koy xam. ñu daanelee fii gis nañ la yow Diaw Ketchup Doudou ak ñu ni mel ngeen yor badge presse te ñun da ngeen nekk ay journaliste te ñun yëguñu ko wala lan la bu dee tamit ay influenceurs yaakaaroon naa ne badge influenceur ngeen war a am mais pas badge presse léegi yéen seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoo yor protocole wala protocole yenn événement yi lan la ba ñu leen di osé ñoom di jël badge presse di leen ko jox yéen tamit ngeen osé téye badge presse di ko téye di duggal moom ci coulisses yi ak un peu partout. gis nga affaire boobu noonu man ci lendemain bi moom laa ko yëg ndax am na ku ma woo mu ne ma lan moo tax diw takk badge boo xam ne presse lañ ci bind. ma ne ko ñun on a l'habitude même sax suñuy dem spectacle bu Wally mën a tëgg ci àdduna Ndiaga Euro day jël badge invité mu jox ñu ko ñu utiliser ko léegi nag suñ ñëwee ba dugg ci biir la ñuy négocier pour mën a dugg yéen fi ngeen di dugg man je me proclame jamais nekk ci presse jamais de la vie je suis influenceur su ma sañoon badge influenceur la ñuy wutal su ñëwee ndax yéen li ngeen di liggéey ñun loolu rek la ñuy liggéey da ngeen di wane ñun dañuy wane waaye nag statut bi ngeen am yéen ñun amuñu ko looloo tax man mii sax soo xool sama Instagram badge bi ñu ma joxoon bi ma nekkee ci stade bi dama ko dëpp ndax xam tax bëgguma jamais de la vie nit ñi jël badge presse di ma ko jox ma koy takk may def naka sudul noonu ñu war ma ko jiiñ man Griff jiiñ la ko yow alors que yow liggéey bi nga nekk liggéey bu noble la ndax ci dëkk guerre lu mu fa metti yow rek la ñu autorisé nga dugg ci biir xeex bi te kenn mënu la rey donc man du ma jël yow sa image di ko utiliser bu pare nekk ci lu négatif am na ñoo xam ne dañ ko utiliser war a dem snap dong waaye nekk ci loo xam ne neexul tubaab bi jóge à l'extérieur su ñëwee su gisee on a écrit ici presse sénégalaise lay wax donc daal loolu yéen ak ñi nekk ci kaw nañu xoolaat ñan lañ koy jox waaye nag leen am na yenn show yu am yoo xam ne ñun mën nañoo jël badge presse ñu jox ñu ko ndax spectacle la mais nag li tax mu sensible mooy affaire stade la woon inauguration stade te day wër àdduna bi donc soo demee bay jël liiwu presse badge presse di ko jox dafa am ñoo koy jox waaye am na nag moment yoo xam ne nag mën nañ ñu ko jël ñun influenceur ñu jox ñu ko show Wally wala show beneen woykat ñu utiliser ko mu jeex ndax yow miy tëgg sa spectacle mën nga cee bind presse mais dafa am yenn événement yoo xam ne c'est tellement sensible pour ñu jël badge bi ñëw bu wër ba ñëw ñu jox la ko c'est parce que am na fu ñu la teg waaye am na yenn nit ñi nag su ñu leen ko joxee rek mun na am daa am ci benn loxo bu mu aw ñëw yegg seen loxo. Ukraine nag da ngay dem ca guerre ba wala ci Sénégalais yi dem ci guerre ba ngay bokk woon. waaw man nag moom genre influenceurs yi filmé ci guerre. waaw ñaa moom dégg naa day dem. waaw ndax moom waa ñële non waa kii gouvernement Sénégal bi daal ñoo bëgg a jël ñaa yóbbu ko ndax fu mu Macky Sall war a dem ñaa mooy njëkk a dem incha allahu rabbi ñaa moom dina dem waaye man moom ñun ñëppay dem Afrique de l'Ouest ay dem. Ndeye Ndiaye Banaya tey yaa ngi fii ci sa doomu ndey Yaa Awa Rassoul lan moo waral génn bi tey te ñu gëj la gis ci média yi bu dul yaakaar naa génn dem jouer ji. di am contentement rek ku ne xam ne Yaa Awa sama Yaa Awa la mu nekk ku baax dëgg yàlla mu ji loo xam ne lu mu woote moom fa la ñu ñëw wuy si ko ndax ku baax la franchement loolu sama xarit teg ci mu xam wax ma xeebu ma benn yoon lu mu xam wax ma fu muy jëm ànd ak man ci lu muy dugg wax ma ko barke Serigne Touba xeebu ma man tamit ma doon ku ko jàpp tamit ndax moo ma nawloo rek ma nawloo ko. ban ressentiment ngay am boo ñëwee tey gis nit ñi dar ko nii dar ci kawam yéen ay xaritam ñëpp génn tey lan ban sentiment moo lay animé. baax rek am solo fii moom lu waay lebal nit rek nit ñi kenn moomu leen mais nit ku ne yaay woon nit li mu la téye li mu lebal nit ñi rek la ko nit ñi fay barke Sëñ Touba loolu kese la mais du lenn. Yaa Awa Sidi Diop. Yaa Awa waaw Sidi càmmiñam la Yaa Awa di jigéenam. Ndeye Ndiaye Banaya nag ak Sidi Diop. loolu moom ku ne xam
na ni mu demee. damay gis taxaw nga ne Sidi sama ndigg lii nii yow yaa ko moom. wax day laaj dégg. xam na man dégg naa. Sidi sama mag la sama. man dégg naa. léegi ngay taxaw li ma ko laajaat. dama ne profondeur wax ji. moo taxaw di ñu gërëm ne amul lu dul ay musiciens am ku ci nekk mu wax cër bi mu am ci yow ak sa yaay moo tax ma ne ko man damay gore ba xëy dee foo ma woo ma wuyu sama ndigg lii dinaa ci ànd ak yow ba béer si wax daa laaj dégg. akamaa la dégg. waaw kon yow boo ma déggoon doo ma laaj. jàmm la sama xarit sama lépp la. jàmm da ngay sëy yow yeneen artiste yi dégg nga boo ma déggoon doo ma ko laaj. waaw léegi naaj. yaa awa léegi peut-être day ñaay bànn yaa parfois ñu wax dal sa kaw affaire yi nooy def bay yar rumeur xaw ma yar rumeur. yar rumeur. non du ma dugg ci ay wax ak yooyu noonu. ah kon kay jaru ko xaw ma man tam li nga man mënu ma wax loo xam ne xaw ma ko laajuma ah xaw ma li may wax ni en tout cas li ma laaj ci yaa awa moom wax naa la ko ak relation bi ma seq ak moom ba ma tax ma ñëw.